أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة mbokk yi nga xam ni yéen a ngi topp seen kaddu point net ngeen ànd ceeg seen mbokk taalibe El Hadji Malick Dramé wala Imam Dramé ci religion ak politique diine ak politique mooy ad diinu wa siyaasa tey nag ñu fas yéene ñëwaat ak yéen ci thème bu am solo thème boo xam ni thème d'actualité la thème d'actualité la ndax tey ragal naa ni réew mi yëpp tey boo xaree seen xol yi li ci nekk ñu bëgg koo wax ñenn ñi mën koo wax ci kaw ñu dégg ko ñenn ñi mënuñu koo wax mooy justice bi nga xam ni moo nekk ci réew mi tey damay wax ni ñëpp am nañ ci xalaat te mbokk yi nag li nga xam ni moom la ñuy doyee nitu diine di ko doyee doomu daara yi mooy bu ñu demee ba toll ci jamono yii nga xam ni réew mi werante amul ci ni ay xat-xat yu metti ci la Sénégal nekk ñi ñuy tuddee ay doomu daara wala ñu leen di tuddee sëriñ seeni responsabilité mooy ñu jóg taxaw fàttali nit ñi waxu yàlla fàttali nit ñi kàddug yàlla fàttali nit ñi waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fàttali nit ñi waxu mag ñi fàttali nit ñi mag ñi nga xam ni ñoo samp réew mi dugal fi diine nan lañ taxawee woon moo tax tey sunu thème ñu tuddee ko la justice selon l'islam l'islam xam ngeen ni diine la joo xam ni day wax ci ñetti temps l'islam day wax ci le présent waaye l'islam day wax ci le passé waaye l'islam day wax ci futur moo tax ñu tuddee ko al furqaan mooy lan mooy loo xam day tàggale dëgg ak fen mbokk yi l'islam du dara lu dul dëgg l'islam du dara loo xam lu dul dafa ñëw di dooleel dëgg di fi jële neen loolu mooy mbokk yi loolu mooy l'islam kon l'islam actualité la mbokk yi l'islam dafa mus di topp actualité di ci wax kon bu leen kenn gëmloo ni l'islam mooy julli ak jàpp ak woor déedéet l'islam mooy liy dox ci pénc mi da nga cee war a wax te loolu dinañ ci indi ay xadis yu wóor ay aay yu wóor yoo xam ne kenn mënu ko dindi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na benn xadis boo xam ni damay wax ni contexte bii ñu toll tey Sénégal toll fi boroom xam-xam yi war nañoo delluwaat ci xadis boobu jàngalaat ko peuple bi xadis boobu xam ngeen ni Cheikh Alhaaji Abdou Aziz ad-Dabakh radiyallahu anhu nga xam ni tey guddi yi réew mi mu ngi koy jooy ndax xam ngeen ni li fi xew nii bu fi nekkoon moom du am xam ngeen li xew ci réew mi guddi yi bu fi Cheikh Alhaaji Abdou Aziz nekkoon du am waaye nag àdduna fii ak yàlla mu ngi namm nit ñi nekk fi rek dina am ñu mu libéré pour ñu moom seen bopp pour mën a sauver seen peuple loolu la Serigne Touba waxoon Serigne Touba ne woon na an akuna shafi'an lil qawmi man Cheikh Ahmad Bamba dama ñëw pour sauver sama peuple kon képp ku donn Serigne Touba wala nga bokk ci njabootam da nga war a taxaw ci ginnaaw peuple bi bu dee Cheikh Seydil Hadji Malick dafa mus a taxaw ci wetu peuple bi mbokk yi Alaaji Malick dafa def benn déclaration ca Ndar mu ni alaa ya bani haza zamanu daawtukum li ihyaai diini bil ulumi dani yéen niti jamono maa ngi leen di woo ñu ni ko Maodo ci loo ñuy woo mu ni maa ngi leen di woo ñu dundal diine ñu ni ko Maodo lu ñuy dundalee diine mu ni xam-xam al ulum mbokk yi xam-xam nag bu ñu ko waxee kenn mënu ci génne politique mbokk yi politique mooy liy doxal penc mi kon ustaas yi nga xam ni feruñu ijji di wax naan politique bokkul ci l'islam ñooñu jànguñu l'islam xamuñu l'islam mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa politique ba teg li mu teg yonent bi mu ñëwee Médine dafa teg état islamique mbokk yi amoon dawla islamiya kon nañu arrêté wax yooyu loolu amalul njariñ l'islam tey ndax ñooñ l'islam ñoo mus di régler penc mi mbokk yi réew mi depuis 8e siècle la fi l'islam dugg l'islam amul benn combat bu mu mus a raté li daan dox ci penc mi l'islam a ko daan réglé li daan dox ci politique bi l'islam a ko daan réglé
kon bu ñu demee ba toll ci contexte bi mbokk yi doomu daara yi waxuma sëriñ si de ndax boo nee sëriñ si day xat mais doomu daara yi laa wax daara ji ñoo war a joxe solution daara ji nag benn solution rek lañ mën a joxe tey mooy delluwaat ci biir alquran nan la gisee justice ndax werante wi bari na coow li bari na intellectuel yëpp a ngi wax mais alquran yàlla moo ni wa in tanazaatum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli bu ngeen werantee na ngeen delluwaat ci biir alquran ci boppam moo leen di atte alquran wax na ci justice mbokk yi bu ñu demee ci suratu nisa borom bi subhanahu wa taala wax na ni yaa ayuha allazina amanu kunu qawamina bilqisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw alwalidayni wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima mbokk yi loolu mooy lan boo ko traduire ci tubaab mooy lan ô les croyants observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. mbokk yi laaye jooju moom la sunu sëriñ ba Cheikh El Hadji Abdou Aziz daan commencé waxtaanam moom la daan tëjee waxtaanam te tey benn sëriñ waxatu ci sëriñ si li ñuy xaar ci yéen tey fi réew mi toll mooy ngeen joxe seen xalaat lan mooy seen position mooy ngeen dellu ci alxuraan wax li alxuraan wax mbokk yi alxuraan li mu wax leer na nee na justice ndax justice mooy liy doxal réew mbokk yi boo tabaxoon réew mi ba mu nekk ay panaal def Sénégal yëpp ay jamaa te justice deux vitesses am ci réew mi mbokk yi jàppal ni Sénégal yi gisuñu loo def ndax justice mooy doxal réew justice mooy tax man suñ ma tooñee ma am yaakaar ni su ma demee justice bi dina ko régler waaye man bis bu ma jàppee ni sama justice su réew dafa am fu mu far mbokk yi loolu musiba la ci réew mi te loolu xam ngeen ni àdduna bi dëkk yi mos a tàkk yëpp justice bu far moo ko taal justice bu far moo ko taal te dinañ ci ñëw justice bu far te xam ngeen ni tey suñu justice bi mbokk yi nag tëddeewul njaaxaanaay loolu ñi bokk ci pouvoir bi sax nangu nañ ko nangu nañ ni justice deux vitesses tey moo am ci réew mi moo tax alquran wax ni yéen ñi gëm yàlla kunu qawamina bil qist na ngeen nekk peuple boo xam ni da ngeen di def lu ñu tuddee équité kunu qawamina bil qisti alquran loolu la wax yéen ñi ni gëm ngeen yàlla ay jullit ngeen na ngeen nekk peuple boo xam ni da ngeen di dund loolu ñuy tuddee équité maanaam justice deux vitesses ngeen éviter ko te mbokk yi réew mi nag comme dañu ne 95% ay musulmans lañ il faut nag ñu delluwaat ci alquran mbokk yi suñ magistrat yi man dama gëm ne ay jullit ñoo ci ëpp dama gëm ne ay patriotes ñoo ci ëpp man loolu yàgg naa di ko wax kon man awma lu ma leen di blâmer kenn gënu leen a bëgg réew mi kenn gënu leen a nekk ay patriotes ndax jamono bi ngay tëdd di nelaw ñoom ñu ngi ci ay dossier di ko lëñbët kon ñun amuñu problème ak magistrat yi mais mbokk yi système bi nga xam ni tey moo tënk réew mi ba nga xam ni mooy joxoñ justice bi fu ko neex fu mu ni xool fa nga xool fa fu mu ni taxaw fa nga taxaw fa mbokk yi système boobu la Sénégalais yi war a jóg taxaw pour mu jóg fi système boobu moo baaxul ci réew mi kon Sénégal problème mu système la am moom la Ousmane Sonko di wax boo gisee candidat bu mel ni Ousmane Sonko mu départ même pas 4 ans Sénégalais yëpp di ko may nopp di ko déglu commencé di ko jox bopp parce que fi muy laal foofu la Sénégalais yi di xalaatee Sénégalais yi tey waxuñu nga tabax réew mi boo tabax réew mi ba mu nekk mel ni Arabie Saoudite wala ba mu mel ni États-Unis te réew mi justice bu équitable amu fi réew mi fa mu jëm du neex kenn te nag bu ma kenn wax naan sëriñ si waruñu dugg ci politique loolu du l'islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a nekk sëriñ ñëpp moom la yàlla yónni moom la Cheikhul Khadim doon liggéeyal moom la Seydil Hadji Malick doon liggéeyal moo wax lii may waaj a wax ndax Sëriñ Tuubaa biñ ko laajee ni ko yow Cheikhul Khadim yaay kan dani abdan lillahi wa xadiman li rasulihi man Sëriñ Tuubaa jaamu bi yàlla laa waaye nag man xadiman li rasuli dama bëgg a nekk bokk ci serviteur nekk mindaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa loolu la wax
kon ñooñu ñëpp yonent bi lañ doon liggéeyal. Cheikh Ibrahima Niass moom la doon liggéeyal mboole magi réew mi borom jaamal ñëpp Thierno Souleymane Baal magi réew mi bëgguma lim waaye ñoom ñëpp yonent bi lañ doon liggéeyal mbokk yi yonent bi moo wax lii may waaj a wax nañ ko déglu bu baax hadis bu wér la yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man lam yahtamma bi umuril muminina fa laysa minna laysa man lam yahtamma bi umuril muminina fa laysa minna képp koo xam ne mbiru jullit ñi ni muy doxee yitteelu la bokkoo ci lislaam mbokk yi xadis boobu leer na kon boo doon julli ba yéeg ci kaw asamaan si te tey fi réew mi toll nga ni doo ci wax billaahi bokkoo ci lislaam même bu la yonent bi juree bokkoo ci lislaam mbokk yi bu ñu naxante ndax waxu yonent bi moo gën a supérieur waxu sëriñ si te yonent bi moo wax lii may waaj a wax Cheikh El Hadji Abdou Aziz Sy boo gisee tey xol yi mu des ci xol yi moom lii la daan wax sëriñ si da ngeen am responsabilité tey li xew ci réew mi da ngeen cee war a wax waxuñu ñu naan ay bu kenn taal réew mi kenn mënu koo taal encore une fois kenn amul intention taal réew mi mbokk yi ñun ñi di wax ñoo leen gën a bëgg réew mi ñun Sénégal kenn gënuñu ko bëgg mais nag am na benn philosophe bu mag Hegel dañu la paix c'est pas un mot mais c'est une mode de vie jàmm du lu ñuy wax mais lu ñuy dund la te li xew ci réew mi tey du jàmm il faut ñu toog ñu waxtaan ñun neen ñoo fi ne kenn raxuñu mënoo dem ci ay élection di tànn ay candidat di tànn ñi nga xam ni yaag ñoom yéenay bëre loolu kenn d'accord ci léegi képp ku ci ànd billahi Cheikhul Khadim dañ na ci yow Seydil Hadji Malick dañ na ci yow Cheikh Ibrahima Niass dañ na ci yow tey li war a am bu amee dañoo war a taxaw daan ne wërta demee nii man xaw ma Karim Wade bëgguma koo xam xaw ma Khalifa Sall bëgguma koo xam waaye nag li ñu leen def injustice la ay sénégalais lañ dëkk ci réew mi war a bokk ci réew mi kenn amul droit di tànn say candidat loolu mooy wax ji kon l'islam dafa sóoraale justice mbokk yi l'islam projet de société la bu leen kenn nax l'islam dafa ñëw pour régler dund jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajee lan moo tax ñu yónni la dañu innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dañ ma yónni pour ma mottali jikko yi dañ ma yónni pour ma indiwaat valeur ci àdduna dañ ma yónni pour ma responsabiliser nit loolu alquran la kon ku jàng l'islam nan ni penc mi doxee sama yoon nekku ci billaahi déggoo l'islam déggoo l'islam déggoo l'islam l'islam mooy liy dox ci penc mi nga joxe ci sa xalaat ak lu mu la mën a coûter nag Serigne Touba yóbbu nañ ko ci ñaari rakkay ndakaaru jàng ngeen ko sëñ Moussa Ka nee na boo dégloo ñaari rakkay ndakaaru ba dégg la mbër ma wax nga waaru lu mbër ma wax loolu histoire la mbokk yi bu dee dañoo ni dañoo gëm Serigne Touba gëm Alaaji Malick il faut ñuy wax dëgg ndax ñooñu dëgg lañ doon xeex mbokk yi l'islam du dara lu dul dëgg naasiril xaq bil xaq mooy dëgg Cheikhou Tidiane loolu la fi indi dimbali dëgg mooy ñaari kuréel boo leen gisee ñuy jotee ka nekkul ca dëgg nga ne ko nekkoo ci dëgg ñun amuñu problème ak benn régime na leer mais d'accord ñu ci li am te dañ koy wax devant les caméras ndax ñun dañu bokk ci sénégalais yi taxawoon di jaay suñu bopp pour Ablaye Wade di jug ci réew mi kon tey amuñu droit noppi ak lu mu ñu mën a coûter dañu bokkoon ci sénégalais yi taxaw pour Ablaye Wade di jóg fii réew mi du Ablaye Wade moom lañ doon xeex mais li mu doon doxal moo ñu naqari woon te Ablaye Wade tey lu mu defoon Macky Sall def na pire bi mbokk yi man du ma wax ci affaire bilan du ma ci dugg loolu sénégalais yi ñoo koy wax mais réew boo teewee justice bi def ko sa poos rek mooy réew moomu ci boppam benn sénégalais yëgatul boppam ci réew mi kon sëriñ si ñu ngi xaar ngeen wax loolu la ñuy xaar ci yéen mbokk yi attention am na bu leen def amalgame Sénégal dañuy def amalgame man je suis né dans une famille marabout foo mu leer dama juddu ci këru sëriñ bokk nekk sëriñ comme ñëpp kenn rawuma na leer bi jàngi jotee dama dem jàngi bokk ci famille sëriñ comme ñëpp waaye nag sëriñ si li ñuy xaar ci yéen tey mooy ngeen jàkkaarloog ñi yor réew mi ni leen dañoo war a organiser ay élections yoo xam ne Aly Ngouille Ndiaye du ko organiser mbokk yi Aly Ngouille Ndiaye amuñoo ak moom benn problème mais crise de confiance moo am sa digganteeg peuple bi ñoo d'accordul nga organiser seeni élection peuple bi ñoo ni nañu wut ku neutre mu organiser élection yi bu ngeen ko defee baax na bu ngeen ko deful histoire dina ko bindaat mbokki histoire du pardonner nit dara histoire
du pardonner nit dara lépp lu fi nit def histoire dina ko bindaat. Ousmane Ngom dégg naa ko temps yi mu ngi wax nee na ministre de l'intérieur pour mu organiser élection yi lu mën a nekk la. léegi li may njëkk a wax Ousmane Ngom man respecté naa la trop mais Ousmane Ngom yow amatoo kàddu ci Sénégal. Ousmane Ngom Mamadou Diop bi mu faatoo bu doon dañuy àtte l'islam Ousmane Ngom yow dañ laa waroon a yóbbu liñ def Mamadou Diop ñu def la ko ndax ordre bi ci yow la jógee gis nga l'islam moo gën a maandu ordre bi yow yaa joxe ordre Mamadou Diop faatu gars yi bu leen fàtte histoire nañ waxtaan nañ dellusiwaat lépp fi la ñu fekk tey ay transhumants ñoo wër ñu yor nguur gi luñ bëgg a daganal ko loolu du jàll Sénégal mbokk yi Sénégal depuis te Thierno Souleymane Baal Sénégal dafa mës a taxaw di résister la révolution torodo am na fii Cheikhul Khadim dafa mës a taxaw di résister Seydi Hadji Malick dafa xeex ak tubaab bi li ñu tuddee guerre pacifique ba gañe ko te ñooñu am nañu fi dekk di xencu liñ gëmoon kon warul jàll mbokk yi man duma wax ñu dem ci violence bi arrangé wul kenn mais élection yi bu leen ko boycotté kenn amul droit di wax waxi boycott man li ma gëm bu ñu demee ci élection normale élection Sénégal kenn mënatu fi génn premier tour même bu ñu insister Aly Ngouille Ndiaye organiser élection yi jël leen seeni carte ngeen dem jëli ko ngeen voté mais yéen ñi nga xam ni parrainage bi daf leen a téye bu leen ñu tardeel dem ngeen ci parrainage bi téye nañ leen am na ay candidats yu ñu téewul dem leen ngeen rangé wu ci seen ginnaaw ñetti candidats ñoo fi des benn Ousmane Sonko moo fi des moo gën a convaincre réew mi ci guddi yi may wax ak yow képp ku am moral am éthique billahi di nga gëm Ousmane Sonko man defaluma dara musuma koo gis ndax bi mu ñëwee ba tey moral lay wax ak éthique ñun moral ak éthique mooy tax ñu engagé wu Ablaye Wade bi ñu ko fiy jëlee moral ak éthique moo taxoon ñu jëlee ko fi Ablaye Wade amoon na bilan mbokk yi bu doon bilan rek kenn ëppul Ablaye Wade bilan lycée yi nekk ci réew mi yëpp Ablaye Wade ko fi def projet yi Macky Sall di inauguré yëpp Ablaye Wade ko fi def mais lan moo tax ñu jëlee ko fi ay doxalinam kumba am ndey kumba amul ndey mbokk yi loolu mënta ñàkk bu fekkee ni da ngeen a bëgg a doxal Sénégal ay réforme mënta ñàkk ci justice bi Sénégal yi sentiruñu seen bopp ci justice bi ni muy doxee Sénégal kenn mënul tere nit ñi wax seen xalaat xanaa nga jàppale ñoom ñëpp dugal ci kaso yi mais am na ñoo xam ne ba àdduna tukki dañuy wax li ñu xalaat bu leen kenn tiital wala ñu leen di napp fii Sénégal la ñu ni neen ñoo fi nekk bu leen kenn tiital fii benn yàlla moo fi nekk benn yonent bi moo fi nekk yaa ngi dégg Sénégal kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo fi ne ñun amuñu ku ñuy àndal wala ku ñu dul àndal ñun Sénégal lañ àndal le Sénégal d'abord te réew mi ni muy doxee nii képp ku ci waxul billahi di nga am responsabilité sa diggante ak sa borom di nga am responsabilité sa biir bàmmeel yonent bi salaay sallam moo wax ni as-saakitu anil haqqi shaytaanun ahras mbokk yi kooku xadis la du samay wax képp ku noppi ci dëgg seytaane bu luu nga boo gisee Cheikh El Hadji Abdou Aziz dundam yëpp daf ko wax parce que daf doon jël ay responsabilité am wax fi mu war a waxee kon kenn amul droit noppi mbokk yi kenn amul droit noppi gis nga boo delloo ci xadis bi nga xam ni boo demee xadis la muttafaqun alayhi la xadis bu ñu nee muttafaqun alayhi mooy xadis bu wér la xadis la boo xam ne boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ni wér na mu ni waan abdillahi ibnu omar ibnu al-aas radiyallahu anhuma qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ni inna almuqsitina inda allahi ala manabira min nuurin allazina yacdiluuna fi xukmihim wa ahlihim wa maawalu rawahu muslim selon abdullahi ibnu omar ibnu al-aas radiyallahu anhu le messager d'Allah a dit: les justes seront après d'Allah sur les chairs de lumière. Il s'agit de ceux qui sont équitables dans leur jugement envers famille et ce sous leur autorité selon Muslim. Hadis bu wér la mbokk yi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ni ñooy taxaw ëllëg ci leeru yàlla yi yàlla di leen yëkkati mooy ñi nga xam ne bu ñuy àtte dinañ ko teg ci dëgg mbokk yi sénégalais yi
dafa am lu ñu tuddee la majorité silencieuse ñooñu bokkuñu ci benn parti ñu ngi toog ci seen ruq di analyser réew mi mais tey réew mi ku waxal yàlla xam ni justice bi dañ koo jataŋ kon encore une fois Sénégal yi dañu war a taxaw xam ne réew mi ñun ñoo ko moom réew mi kenn ëppale wu fi kenn lii ça n'a rien à voir avec affaire parti politique problème mu citoyenneté la te l'islam dafa encourager la citoyenneté waaw kon l'islam mu ngi noonu l'islam diine la joo xam ne jamono boo ñëwee boo delloo ci biir alquran alquran régler problème bi alquran nee na d'accordul ci justice bii ñuy doxal ci réew mi alquran nee na d'accordul ci kii dafa war a bokk kii warta bokk alquran dafa wax ni na ñëpp bokk sénégalais yi tànn ku leen doy loolu mooy l'islam loolu moo fi mus a am waaw kon l'islam a ngi noonu mu des nag benn point boo xam ni il faut ñu taxaw ci tuuti mbokk yi mooy Madiambal Diagne xam ngeen ni journaliste bu mag la nangul nañ la ko Madiambal waaye Madiambal il faut nga respecter sénégalais yi Madiambal Diagne mooy kan mooy ki fi attaqué woon Cheikh Salihou Mbacké mbokk yi xoolal li may wax ni du ay sos man rus naa fen xool leen archive yi di ngeen ko gis moo fi waxoon ci Serigne Saliou nga xam ni yéefar yi sax bëgg nañ ko Madiambal moo ko fi attaqué woon Madiambal boobu moo continuer di attaqué Ousmane Sonko ndax tey ñoom xam nañ ni Ousmane Sonko moo leen tere nelaw te Ousmane Sonko discours rek la indi wax lu leer convaincre sénégalais yi waaw Ousmane Sonko moo leen tere nelaw Madiambal loolu du jàll Madiambal li ngay wax nii xanaa xamoo ko woon xanaa ay at ci ginnaaw xamoo ko woon lan moo tax waxoo ko bàyyi ba élection des 1 mois ngay déstabiliser ab candidat xamoo ni loolu day tax Sénégal yi gën a denc yéen Madiambal Diagne arrête Cheikh Yérim Seck man du ma wax ci moment Cheikh Yérim Seck li mu fi def mu ngi fi ni weng ba tey woowagul xoola li mu fi def mu ngi fi ni weng mbokk yi saa yi Sénégal yi dañu gaaw a fàtte Cheikh Yérim Seck waroo woon a génn prison yow dañ la waroon a tëj da nga violé doomu jàmbur ñu am ay preuve kon dañ laa waroon a jàpp yow doo référence arrête Cheikh Yérim loolu du jàll Sénégal yi ñooy tànn ku leen neex li ngeen di wax yëpp ñun xam nañ ni muy demee mais du jàll arrête Ousmane Sonko man li ma lay wax bu gàtt la Sénégal yi dañu am ci yow yaakaar Ousmane Sonko ndax da nga ñëw nekk jeune di woote loo xam ni Mamadou Dia moo ko daan woote di woote loo xam ni moom la mag ñi daan woote mag ñi dëgg lañ daan woote mbokk yi kon na nga gëm sa bopp bul lijjanti ay détails demal vers l'essentiel mooy yow benn candidat rek nga amal problème tey moom nga war a toogal di wax ak moom muy président Macky Sall bu nangoo ngeen débat mais ay Madiambal Diagne ak ay bojo comme ni mu ko waxee waaw xam nga Sonko guerrier la moom heureusement xam na li xew boo ko laalee mu yëngatu réew mi bu la kenn napp ñi lay tuumaal naan ay wax nañ fi ni jihadiste la da nga fay déggati waxi jihadiste du jàll fii Sénégal amul jihadiste mbokk yi fii ay sénégalais yu bëgg réew mi nekk ay patriote bëgg liggéeyal seen réew ñoo fi nekk fii jihadiste amu fi mbokk yi loolu nañ ko arrêté ñu leen def jàpp fi imam Ali Ndaw tuumaal ko tëj ko di ko tuddee affaire jihadiste ba neex leen ñu ba ko loolu baaxul Sénégal dépassé na foofu Sénégal mooy Sénégalu Cheikh Omar Foutiyou Sénégal mooy Sénégalu Cheikh Seydil Hadji Malick mooy Sénégalu Cheikh Ibrahima Niass mag ñi da seen dund yëpp dañ ko wax képp ku noppi doon noo mag ñi man maa ko wax man El Hadji Malick Dramé te man ragaluma ku ma woo ci débat ñu toog ma indil la bayitu Serigne Touba bayitu Cheikh Seydil Hadji Malick yoo xam ne dañoo mus a taxaw Cheikh El Hadji Abdou Aziz nee na fii Senghor fama lana koddun siwal qur'aan yi loolu mu ngi fii ñu bëgg fee nekk comme neex nag am nga droit nga encaisser sa xaalis nga lekk ko waaye moomoo réew mi bàyyi nit ñi tamit ka leen neex ak ka leen doy ñu ànd ak moom waaw ka leen doy ñu ànd ak moom ñu ngi wax ma daaneel ci affaire boycott bi gis nga élection yi kenn du ko boycotté kenn mënul fexe bañ boycotté élection yi dañuy dem ci ay élection ndax élection yi li ma gëm Macky Sall mënul gagné premier tour mbokk yi bu leen kenn nax sénégalais yi ñooy voté te sénégalais yi mënuñu Macky Sall mënul am 50% mënu ko am ñi àndoon ak Macky Sall ñu ci bari dañ nañ ci moom ndax ay principe moo taxoon ñu ànd ak moom benn ci man du ma làqatu man dama bokk ci ñuy xeex ba Macky Sall falu
mais tey sama moral moo tax mënatuma ànd ak Macky Sall jotewuma ak moom dara nag mais am naa droit yow yaa ni ma woon da ngay def 5 ans président 5 ans nga ma waxoon nga dem ba ci biir def 7 ans ñu ni waaw ñu xëy ñun ñu gëm démocratie ñun gëmuñu parti démocratie lañ gëm démocratie day am équilibre parti yëpp nekk fi ku Sénégalais yi tànn ñu fal la te yow boo fàttali ko xam nga ni injustice moo tax nga jot réew mi ndax injustice la Abdoulaye Wade bëggoon a teg ñun ñëpp ñu jóg taxaw xeex pour nga jël réew mi kon tey injustice bu amee xam nga ne duñ ci ànd Sénégalais yi fi nekkoon démb ñoo fi nekk tey bu leen kenn xoqatal mbokk yi fii Sénégal bala xam nga Sénégal dañu ragal boo waxee ñu naan nit kenn mënu ko jàpp te tooñul ñun du ñu saaga du ñu dépassé nit waaye dinañ wax suñu xalaat amul benn juge bu mën a jàpp nit te saaga woo man d'accorduma ci saaga yi ñun du ñu encouragé ay saaga mbokk yi ndax ñun l'islam la ñu gëm mais dinañ wax suñu xalaat Serigne Touba korog bi ñu ko wee ci ñaari rakkay Ndakaaru dañ koo ni ndax yow da ngay jihaad mu ni inni ujahidu bil ulumi man damay jihaad waaye ci xam-xam kon xeex bi ci xam-xam la du violence mbokk yi xeex bi du violence bu leen dem ci violence ndax réew mi ñun ñoo ko bokk bu leen ko taal Sénégal ñu ni neen ñoo fi ne kenn raxuñu bu leen affronter policiers yi d'accorduma ci loolu jël leen seen i carte ngeen mobiliser ñaari candidat ñoo fi des ku Ousmane Sonko convaincre nga dem ci moom ku Idrissa Seck convaincre nga dem ci moom mu des am na candidat wu kii nu mu tudd Madické ñaa man awma benn lu ma lay contre maître Madické temps yi yaa ngi dégg ñi xalaat ñëpp wax nañ ko nee nañ dañ laa yàkkal ay parrainage loolu nag dina leer fii yàkkal la ay parrainage taxul nga am dara ndax électoralu Touba kenn mënu ko diviser Touba li ñu wax leer na Touba lu nekk nguur gi def na ko mais mënu faa am dara yaa ngi dégg barki démb déclaration sëñ Abdou Khoudous Mbacké ponkal mi nga xam ne nitu yàlla la sëñ Abdou Khoudous wax na nee na surtout Serigne Touba yëpp def nañ benn bloc pour Macky Sall bañ a am dara Touba te loolu képp ku baax ci loolu nga war a taxaw man de fa ma dëkk du fa am dara te billaahi su ma ko waxee war na ko gëm ndax ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom xam nañ ma man de àndulaay gëm a dëkk Macky Sall du fa am dara xaw ma feneen te lancé naa leen défi nag moomu leen réew mi ñun injustice duñ ci ànd man xaw ma Karim Wade encore une fois gisuma Khalifa Sall aw ma ci ñoom soxla mais Sénégal dama gëm ni équilibre dafa war a am transparence am ku Sénégalais tànn ñu tànn la yii ñuy wax ni ay loi yi ñuy wax wala loi yi du alquran du bible alquran sax dañ koy folli alquran a ngi nii kaamil la yonent bee ko wàcce am na aay yu ci nekk dañ koy teggi ne tegaat beneen maa nan sax min ayatin aw nunsiha loolu alquran la naati bi xayrin minha aw misliha kon bu leen kenn nax ay loi yi yoo xam ni dañ koo teg pour muy éliminer ay candidats loolu du jàll ci réew mi mais man encore une fois du ma woote violence ndax ñun dañuy yor ay responsabilité violence amul benn njariñ sénégalais yi ñoo ciy dee dem leen ngeen rangé wu ci derrière Ousmane Sonko wala ngeen dem jàppale Idriss Seck yéen a xam sénégalais yi wan ni Macky Sall d'accorduñ ci li ngay def loolu rek moo am solo ñu wan Macky Sall ni ko ñun d'accorduñu kuy mais justice bi bu ngeen déggoo wax bi yëpp magistrat yi kenn ku leen wax dara tooñ leen mbokk yi magistrat yi ku leen gën a bëgg réew mi amul ku leen gën a nekk ay patriote amul li ñu wax leer na nee nañ justice bi dañ koo jataŋ parce que lu ñu tee le conseil supérieur de la magistrature foofu président moo fa nekk mooy jël ay dogalam mooy nommé ku ko neex moo fi jële ku ko neex mais bu ñu bëggee def ay réforme solution bu gàtt ngi nii nañ bàyyi magistrat yi nommé magistrat yi ci seen biir ñu nommé seen ministre de la justice wala ñu tànn ñetti nit proposé ko Macky Sall comme li xew université recteur ba dañuy tànn ñetti nit proposé ko président mu nommé kenn président bu fekkee da ngaa bëgg a libérer justice bi xam nga fi ngay jaar mais sénégalais yi d'accorduñ ci li ngay def ñi la wër naan réew maa ngi dox réew mi doxul waxuñu la ni amoo bilan de encore une fois man du ma bokkuma ci sénégalais yooyu naan amoo bilan mais ñun dafa am lu ñu gëm moral dafa am lu ñu gëm éthique d'accorduñu ci transhumant transhumant yi ñoo daaneel Ablaye Wade transhumant mënul am dara sénégalais yëpp a yeewu tey ñëpp ay universitaire lañ xam nañ fi seen njariñ nekk tey waaw kon encore une fois li may wax dama koy wax opposition bi ngeen jël seeni responsabilité toog ci mbedd mi di xeex amul benn njariñ dem leen ngeen campagne Ousmane Sonko demal ci Sénégal demal ci village bi gën a reculé ci Sénégal wax ak Sénégal yi teg sa programme Ousmane Sonko woo leen ci ay programme ngeen koy saaga
naan ay jihadiste la yéen ana seen programme génne leen seen programme. Ousmane Sonko dafa bind livre mbokk yi ku ne xam na bind livre yombul mais nit woo la ci programme nga di ko saaga boole kook ay nit ñu naan ko jihadiste loolu du jàll mbokk yi loolu jàllul. am na ay imam yu nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko am na ay muxaddam yu nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko waaw am na ay nitu yàlla yu mag nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko ndax dëgg rek la ñuy wër mbokk yi dëgg mooy dëgg ñun amuñu problème mu kii ibaadu laak tijaan laa xaadir laak murit la man maa ngi nii tijaan laa samay wax Serigne Touba ci ëpp bu leen ñu nax ñun loolu du jàll fii loolu intoxication la na Sénégal yëpp def benn bloc xool fi dëgg ne ñu nekk fa kon loolu moo doon seen émission religion ak politique ngeen ànd ceeg seen mbokk El Hadji Malick Dramé ci seen kaddu point net di wax ni wax ji nag ñu comprendre ñu ku bëgg réewam rek mooy wax ku bañ réewam dem ci guuta ku réewam defal lépp man sama njàng yëpp Sénégal a ko fay kon réew mi warul toll fii ñu toog di noppi képp ku noppi complice nga mbokk yi. dégg nañ ay déclaration sëñ Abdourahmane Kounta déclaration déglu nañ ko sëriñ bi déglu nañ la ñun xam nañ ni yow ku am courage nga te loolu nga def loolu la ñuy xaar ci ñëpp mais wax day leer wax du ay lëndëm naan jàmm la paix c'est pas un mot mais c'est une mode de vie encore une fois la paix du lu ñuy wax sëñ Abdourahmane loolu nga def moom la ñuy xaar ci sëriñ sépp tey ñu def ko waaw man d'accord loolu la ñuy xaar ci ñëpp def ko ndax réew mi bi Moussa na toll fii daara ji moo koy sauvé réew mi ba mu fi Moussa metti crise Mauritanie fi la leen fekk Cheikh El Hadji Abdou Aziz moo ko réglé kon daara ji tey ñu toog ñoom ñëpp noppi loolu d'accord uñ ci journalistes yi gëm leen yàlla journalistes yi da ngeen a dem jàngi journalisme pour dëgg mais ay télé yoo xam ni ñoom ñëpp dañoo far ba mu fës le TFM il faut ñu tudd leen TFM man maa leen tudd man damay wax lu leer mënoo ànd ak président Macky Sall yow Youssou Ndour ba noppi bëgg a am télé mu équilibre mënul nekk mbokk yi buñ naxante ak diddaani laa yajtamiaani arab moo ko wax ñaari contraire mënul am attaques yi ñuy def opposition bi yi gën a garaaw yëpp TFM lañ koy defee loolu seetlu leen ko kon il faut TFM kenn rek laa fa am xam man ku neutre koo xam ne jàpp naa ni neutre na muy Bouba Ndour heureusement ba mu fa nekkee ñi ci des genn wàll gi yëpp dañoo far mais lii dafa ñaaw kon presse bi il faut ngeen gëm yàlla xam ne réew mi yàlla rek moo fi nekk ngeen équilibre gëm leen yàlla te ngeen équilibre gëm ni lépp lu nit wax yowmal xiyaam di nga ko waxaat gëm ni nit dina dugg ci bàmmeel ñu audit la te boobaa Macky Sall du fa nekk Abdoulaye Wade du fa nekk kenn du fa nekk privilège yi ñuy def fii la yem mbokk yi waaw privilège yi ñuy def fii la yem ayna Namruuz wa Kanaan wa man malaka al arda wa walla wa azal Cheikh El Hadji Abdou Aziz daan na ko wax Namruuz yilifoon na àdduna tey suuf lekk na ko mbokk yi kon il faut ngeen gëm yàlla tey wax dëgg l'islam mooy dëgg mbokk yi l'islam mooy boo gisee dëgg nga ne lii du dëgg boo gisee dëgg fu dëgg ne nga ànd ak dëgg mais ay aaya ak xadis yooyu ñëpp xam nañ ko yonent bi dëgg la doon xeex ngeen baal ñu wax wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu